Exactement 11h11. Bonjour, monsieur Maodo Faye. Bonjour, Nicolas. Comment allez-vous? Ça va et vous? Très bien, merci. Alhamdulillah. jërëjëfati Saas dama la namoon nag. waaye maa la fuuf. maa ngi lay ziyaare bu baax a baax. maa ngi lay ziyaare bu baax a baax waay. di profité nag ci occasion bi gannaaw bi ñu ko defee ñu def ko en direct ndax yaa ngi doog a reprendre donc ñu ngi lay jaale bu baax a baax. waaw maa ngi lay jaale yow tamit àddina noonu la. léeg-léeg nit moom nag mag la war waaye nit léeg-léeg day dund ba mu yàgg rek mu jóge fi. loolu waxtaanee nañ ko ba tey. gis nga boo demee ci maanaam. kenn ku nekk boo xëyee boo xëyee ci suba bala ngaa tegaat sa tànk ci sa biir kër boo deful ndànk da nga nuyu koo xam ne kii dana lekk sa saraxu dëj wala dana la jaale si wala na nga jaale ko est-ce que comprendre nga maanaam mënoo xëy suba ba ngoon te daje woo koo xam ne kii soit ay mbokkam dana la sigil ndigaale wala yow nga jaale ji ko vice versa maanaam kenn ku ne boo xëyee da nga jox loxo koo xam ne kii dana lekk sa saraxu dëj wala yow da nga lekk saraxu dëj loolu suñu borom a ko def kon nit nag ñaare bu amee mbokkam mu wàññeeku dañ naan ko ñu ngi lay sigg leen li ngeen digaale woon xëy na maanaam la nga yaakaaroon ci moom ak yu demee noonu loolu waral siggi ndigaale waaw mooy siggi leen li ngeen digaale woon li ngeen digaale woon xam nga maanaam loolu ba léegi dafay nekkoon waaye suñu borom nag matalewul wala yu demee noonu ak lu ci maanaam ñoom sax ñuy wax nduggaale li ngeen xam ne xëy na bàyyi woon ngeen ko xool ngeen sumboon ko te yeggul waaye àddina kenn du yeggale 100%. waaw amul fenn def naa lépp ba pare door a dee. waaw bu doon loolu koy kon dee du bette. wallaahi maanaam toujours da ngay def dara mu des dara. effectivement waaye 100% moom. amul fenn ci dund kenn mënu ko am. wallaahi en tout cas ñu ngi lay masawu bu baax a baax a baax. wante it comme on le dit la vie continue n'est-ce pas. absolument justement ci vie boobu di continuer coronavirus aussi continue. coronavirus qui continue ci sa xibaar yi léegi yaa ngi wax xibaar yi mujjee xew ci àdduna bi ak souche bu bees boobee judduwaat mu mel ni affaire yi dafa compliqué woon waate dafa mel ni dafay gën di compliqué encore loolay waral xam nga autorité yi ci fànn bu ne saa su ne bu ñu amee xibaar yu am solo yi ñoo jox sénégalais yi dañ koy jaarale ci Sud FM la première radio d'information du Sénégal ndax cër gi nga xam ne autorités yi ak askan wi jox nañ ko rajo bu mag biile di Sud FM seen rajo loolu waral démb docteur Abdoulaye Bousso nag moom mooy directeur du centre des opérations d'urgence sanitaire ñu naan ko CROUS moom moo nekkoon ganu objection ak Baye Oumar Gueye xam nga ne objection mooy émission bu mag dominicale boobee nga xam ne saa su jàllee ci Sud FM rek bu nu xëyee ci ëllëg sa journaux yëpp dañu ko doy reprendre loolu waral tey journal boo ubbi lii nga caa dégg. Tirant les leçons de la première étape, vous devrez avoir une meilleure connaissance de ce virus. Si on regarde la tendance au niveau mondial, si on n'arrive pas à interrompre ce que nous appelons nous la chaîne de transmission, à un moment particulier, la transmission devient intense. Et quand la transmission devient intense, il est extrêmement difficile de freiner la courbe. Je pense que le Sénégal avait, pour moi, trois piliers sur lesquels il s'était bien assis. C'est d'abord tout ce qui était en termes de décisions administratives, engagement gouvernemental, les décisions fortes qui avaient été prises sur imposer le respect des mesures barrières, les manifestations publiques et autres, l'engagement de l'ensemble des personnels de santé et des autres secteurs qui sont battus, mais également l'engagement des populations à respecter les mesures barrières. Nous étions arrivés jusqu'à un taux de 0,3%, c'est-à-dire qu'une personne pouvait contaminer moins d'une personne. Nous dépassons la barre des 2, on est à 2,3. Maintenant, au plus fort de notre épidémie, nous avions atteint 8. Et 8, c'était énorme. Donc, nous sommes dans une deuxième vague qui est pour le moment, en termes d'amplitude, moins grande que la première. Maintenant, notre combat aujourd'hui, c'est d'arriver à ce qu'on n'atteigne pas l'autre. dégg nga de oustaz Maodo Faye dégg naa li mu wax bu baax docteur Bousso directeur CROUS moo nekkoon ganu objection ci Sud FM démb ci dimanche bi lee ñu xëy tey journaux yëpp reprendre loolee nga xam ne daf ko jibal ci wàllu xibaar sanitaire muy alerter encore une fois ne ñu ngi ci deuxième vague te ba moyul sax mën nañ àgg ba troisième ba ci quatrième vague. waaw xam naa baatu alerte moom est-ce que sax moom wala fi sàcc ñu ko tudd ko aartu. alerte aartu waaw xam nga dañoo xaw a. waaw dëgg la de am na ay connotation alerte aartu waaw. effectivement xam nga kan moo ci njëkk a wax baat bi. waaye defe naa ne bu dul tubaab yoo ko njëkk a wax aartu moo ko njëkk a wax. waaw kon aartu waaw kañ. waaw léegi xam nga docteur Bousso li mu wax. da koo jàng. boo gisee ni mu wax ne transmission bi su fekkente ne dafa accéléré wu. il sera très difficile pour ñu arrêter courbe bi. loolu c'est technique. ñoom ñoo xam lu tax mu wax loolu. maanaam yokk gi buy gën a yoolu am ay baromètres am ay mesures. ay nattuwaay nattuwaay. baromètres yooyu ngay wax nattuwaay yooyu nag moo ko permettre moom mu joxe ligne boobu mu génn. approche boobu mu def daal. waaye xam nga Nicolas mbir mi.
la ma la waxoon rek la def boo waxoon ba waaj a faatoo ñu ne lee ko rey la lee ko rey mu xool yëkkati néew bi xool bu yàgg mu ne wóoluwuma ci yàlla waaye feebar bi loxo yàllaa ngi ci biir waaw parce que xam nga nit mën naa am lu ko jaaxal mu ne lii moo ma jaaxal ñu dem ba mu yàgg ñu ne mu ne man kat la ma jaaxaloon gis naa ne lii la waaye nag lii moom yaakaar naa ne bu ñu ko defee mën naa wàññeeku nga def ko mu wàññeeku mu soppeeku waat nag te yow la ko soppeeku ba muy ko soppeeku yëgoo ko ndax jamono yi corona bee ngi soppeeku ci yeneen i réew waaw di indiwaat yeneen i anam yoo xam ne day gën a takkarnaaseel mbir yi encore voilà ba noppi nag nekk ci beneen mode de formation de transmission boo xam ne bii te demoon nañ bay yaakaar ne danañ am vaccin ba ñu demee ba yaakaar ne 2021 vaccin nga ñëw ndakate boobee am na beneen bu judduwaat ci suuf ne leen du yéen a ngi xaar vaccin wante man maa ngi ñëwaat ci yeneen i fànn waaw moo tax xam nga loolu li nga voilà te moom te dañoo bàyyi ba te it gis nga ni mu dikkee dañoo bàyyi ba ne am na ñuy ñàkku ngir aaru moom mu wëlbati ko feneen léegi nag diggante boobu fi ñuy ñàkkook fi tawat ji nekkee ci beneen phase bii mu toll nii diggante boobu lu fi dox ku dul yàlla parce que ñu koy jëm faj yëguñu ko woon te xamuñu woon it ni dina ñëw moo tax yàlla di wax naan bu fekkente ne xay bu am na te am na sax nag am na xay bu mooy lu ñëwagul kooku kenn rek ko xam muy jàlla waala mennum yàlla képp dong cundum moo la mën a wax liy xew tey la lëndi lii xew lëndi ba la di ñëw kooku yàlla rek ko xam léegi nag xëy bu boobu nag sunu borom da cee dànkaafuwaale ñëpp nit ki bi wopp sax naare day jékki-jékki rek di sentir ay effet ba mu yàgg mu ne man daal fan yi sama yaram neexul waaye bu feebar bi di ñëw du ko gis moo tax gis nga li wolof di wax naan damay wëlbati ko foofu di kaat ci wax ji juboo ba juboo jeex jubóog say bokk ci gën waaw ndax am na loo xam li bu la dalee ñoo koy njëkk a yëg waaye léeg-léeg itam nga sori say bokk ba am na loo xam lii bu la dalee say dëkkandoo koy njëkk a yëg mooy voisinage beeg yu demee noonu waaye nag loo sori si ay bokk boo faatoo xam nga kuy woote néew bi est-ce que néew bi mooy woo mbokk yi naan ndax bu néew bi tewee danaan anaay mbokkam la ñuy wax te pourtant waa koñ baa ngi fi woon waaye danaan anaay mbokkam kon léegi nag li lay dal ñaare ci say mbokk bu dee lu baax say mbokk lay jóge waaye bu dee safaan bi tamit ci say mbokk lay jóge ndax mbokk yi nga bokkal ñoo lay lor ñoo lay xañ ñoo lay defit lu baax am na solo waaw moo tax lii di waaw li nga wax nii dafa am solo peeru am solo boo xam ne dama ci def benn lien mooy maanaam justement fajkat yi ak cër gi ñu leen jox yëpp par rapport ak li ñu jàng ak li ñu xam et tout ça macha allah ñuy ñaan suñu borom gën leen sàmm par rapport ak li ñu xam wante it da nga wax lu am solo mooy ñoom itam saa su ne bu ñuy joxe ay recommandation nañ ciy boole yàlla tamit parce que ñu ngi joxe recommandation par rapport ak précaution yeeg nañuy jëlee suñu ay kii et tout ça mais bu ñu ci boolee loolee it dana doon li gën pour di fàttali saa su ne que ca la bokk. xam nga alxuraan buy wax ittaqullaha maanaam bu yàlla di wax ragal leen bu alxuraan di wax naan ragal leen seen borom. pas ñu ragal ko tiit ko defe ni jinn ju taxaw la suñu kanam. dafa wax pour ñu bàyyi ko xel. maanaam ñu moytandiku ko. waaw ndax yàlla dafa yore ay nattoom te moo ko waxal boppam itam. gis nga ci alxuraan day jékki-jékki wax ne am na azab alim. am na sax yeneen xeetu mbugal yoo xam ni day tar métti loolu am na yoo xam ne moom day xaw a doye di. mu teg ko ci ndoddu nit. léegi nag kooku nag bu la waxee bàyyi leen xel yàlla mooy maanaam boo leen ci yàlla c'est pas non yàlla bi yàlla déedéet. dañ koy bàyyi xel ba noppi tamit taxaw ci ay ndigalam. comprendre nga. parce que ki nga xam ne moom gëmul yàlla. moom sax mën na caa mucc ndax moom danaan man gëw ma. waaye ki def déclaration. wax ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullah yëkkati loxoom. daal di prêter serment ne man léegi bokk naa ci mbootaayu jullit yi. kooku li ko boromam tere da ko war a mën a moytandiku. muy benn waaye nag ki nga xam ne moom fële la féete moom bu ko neexee mu ne man je m'en fous de tout ce que vous dites là nangam ak nangam. waaye kii jullit moom. lépp l'islam waajib la ci jullit bi lépp lu muy def. mu bàyyi ci xel subhanahu wa taala maanaam mu bàyyi ci xel yàlla. léegi nag wopp ji moom daa yàllawu wopp ji ci boppam mooy yàllawu. maanaam waaw mooy daa daj te kenn xamul fu mu ne. est-ce que fi mu toll nii coow li kenn gisagul corona di. ba teyit bi muy ñëw tàggoowul. bi muy wàññeeku tàggoowul. bi muy yokkuwaat tàggoowul. buy dem fi mu toll nii benn docteur. wala benn médecin maanaam mun laa wax ne la bis sàngam la fiy jógee. est-ce que waa léegi loolu ñu yàlla ëlëm nëbb nu ko. duñu xool lu tax. même bu ñu demoon ba découvrir ko sax ba ne lii la wóoruñu ba xam ci suba ga dara dana xewaatam de. kon nag nit dafa am limite. dafa am limite. gis nga limite boobu nag yàlla def ci nit ki.
moo tax mu war a xam ne dara matul. ndeysaan. waaw. nous sommes très limités. Nous sommes surtout, très limités. sur tous les plans nag. autant nous avons suñu borom jagleel nañu lu mu mayul kenn. oui. mais autant nga ne dañu limité en même temps. trop même trop. Ok. trop non doomu aadama li muy xam ci àddina li muy réere ko ëpp. est-ce que. tous les savants du monde. li ñu bàyyi ci àddina bi ci xam-xam te xamuñu ko moo ëpp foofu li ñu xam. moo ëpp foofu li nga xam ne moom la ñu am. xam kon léegi te loolu c'est le Coran. yàlla nee na man maa wàccee xam-xam te biir xam-xam bi tuuti laa leen ci jox. te la ngeen di jëfandikoo lu tuuti la. ña ko cay sellal sax ñu tuuti lañu. ndax am xam-xam ba noppi sellal xam-xam ba. jafe na ci borom xam-xam. waaw ca la tuuti loolu. kon nag léegi lu fi jër ngandalu. est-ce que. koo dégg ñu ne dafa am agrégation. am na koo xam ne kii am na leneen te kee ko raw. walaay oustaz gannaaw bi nga xamee ne Amérique Europe yenn réew yi ci àdduna bi saa su ne yaa ngi fàttali importance su saa su ne ñuy boole sunu borom ci mbir yi. wante gannaaw li nga wax ne voilà boo ko ci boolewul rek moom itam mu daal di cee xëpp suuf. waaw mu ngi noonu waman aarada an zikri kon peut-être voilà peut-être mën nañoo am ci misaal benn xeetu gisin wi par rapport ak coronavirus bi na mu nekk di def ci àdduna bi. du ma ci spécialiste ci wàllu médecine ak yu ni mel wante ci wàllu fànn bi ngay waxee def naa loolu war nañ cee mën a misaal dara. wante loolu dama koy bàyyee ku nekk ak sa xel wante bu dellusee ci aspect médecine bi ak fajkat yi. oustaz jaaxal na ma torop ma gis aussi parce que encore une fois fajkat yi dañ leen di jox cër delloo leen ko bu baax a baax par rapport ak li ñuy liggéey te sonn ci lool jamono yi wante ñu dem ba jamono joo xam ne aussi fajkat yi ñu ngay wax saa su ne di fàttali mesure de précaution yi nanu war a def pour aaru di fàttali askan wi mais ñu toll jamono joo xam ne askan wi plus nga leen di wax ak nga leen di conseiller plus on a l'impression que ñoom tam duñu la déglu wala boog day duggee fii génne fii ak ñu ko sañ wax bokk nan la ñu mën a expliquer loolu bu ñu demee ba benn jamono joo xam ne ay kilifa yu mag dañoo wax ñu ci bëri duñu bàyyi xel seen wax wala boog lu ñu leen di conseiller muy seen ngëneel duñ ko déglu naka nga la ñu mën a jàngatee loolu. waaw xam nga loolu mu ngi dépendre ci réew ma xam nga réew mu nekk na mu wolof dafa ne jëni dëkk la fa garaboo loolu wolof yu xaw a diis la. waaye maanaam. réew mu nekk ni muy tëddee ni muy demee noonu la askan wa di mel. maanaam. kilifa yaa mel noonu ñu askan yu mel noonu c'est tout. benn chaîne de transmission la rek comme ni ñu ko waxee léegi. waaw mais oustaz c'est-à-dire que bu ñu tegee ne kilifa politique yi par exemple bu ñu jëlee kilifa diine ji. ñu jël kilifa yi nga xam ne ñoom la ñu dénk wàllu santé et cetera man foofu laa jëlee sumay exemple muy ñaari fànn yooyu par exemple nga xam ne saa bu nu waxaan rek ñëpp la naan teg topp ba dem ba jeex mu demee ba jamono joo xam ne da ngay gis ne de plus en plus gars ñi dañuy déglu wante dafa mel ni duñu dégg. parce que nag ma ne woon déglu ak dégg du benn. waaw mais xam nga lu ko def moom mooy hôpitaux yi nekk ci biir waxuma médecins yi de. ak ña fa nekk di daan di lijjanti ñi tawat ñoom ñoo njëkk a tawat ba noppi. waaw foofu la problème bi tàmbalee di médecins yi mën nañ leen a bañ a déglu kët. ndax da ngay am sa malade fii dem doo gis médecin wala boo ko gisee nangam wala bu sa poste fiisul doo fay am gis nga problème bi dafa yaatu dañ ko war a cerner de tous bords. gis nga la santé en général dans ce pays là. boo ko seetloo santé bi ci boppam moo feebar. te loolu am na ñu ko dénoncé ci jamono corona bi nii. am na ko ne yéen a ngi wax corona bi. benn maire ma nga nële. ànd ak benn xale boo xam ne bii xëy na ñoom ni ka la leen doon dimbali ci benn crèche wala yu demoon mu bokk doomam. mu ñëw toog na la ñu xam ne boobam woyof na. kenn du ko faale. mais oustaz nga baal ma mais du expliquer également le fait que lu mel ni pandémie am ci àdduna bi ay kilifa di la jox ay conseils saa su ne mais plus ñuy dem plus conseils yooyu doo ci bàyyi xel par exemple bu ñu naan rassemblement yi nañ ko kii takk leen masque di leen raxasu et cetera au début ñëpp ci xër ci mais ñu dem ba ci biir kenn déglootul foofu laay waxee. mais justement moo tax man la loolu lu yaatu la. loolu du sax santé bi rek bien que ñu pandémie bi la ñuy dund moo tax. mais dans tous les secteurs du pays. amatul kenn maanaam wax naa la fii ne la amatuñu repère. moom mooy ñàkk nañ fi nga xam ne foofu la ñu doon diir. loolu xëy na pandémie bi sax moo tax rek ñu accès ci suñu ay propos mais dans tous les secteurs du pays pratiquement nit ñi léegi dañoo toll ci jamono boo xam ne bii kilifa ci boppam mooy bëgg a xew wi. waaw. sas yaa ngi waxati loo xam ne encore Facebook day waxaat nga. waaw mais parce que xam nga dafa am ay mutation yu tàmbali di am. li nga dégg léegi daa woo ko dégg. li ngay gis léegi daa woo ko gis. li nit ñi ñemewuñ ko woon. léegi nag mutation boobu su fekkente ne
sociologue yi wala ñu yore penc mi. wala nitu diine yi amul beneen méthode beneen forme de communication bu ñu waxtaanee ak seen ay njaboot. duñ déggoo. maa la ko wax. dafa am mutation boo xam ne dafa am benn catégorie boo xam ne. voilà peut-être neneen la ñuy amee compréhension. voilà léegi yow pour nga mën fekk si leen ci boobee compréhension. oui il faut que nga dëppoo ak boobee xeetu. compréhension nekk au diapason. waaw ba noppi nag am ay termes de communication actuelle moderne. yoo leen mën a wëlbatee ca la nga bëgg a wax ak ñoom. d'accord gis nga gars yi tey bu nekkee ci net bii di seetaan benn affaire nga nekk ci benn këru diine wala kilifa di naan sëñ bi nee na duñ déglu sëñ bi. parce que moment boobu li jaadu woon mooy kenn ci njabootu sëñ bi fekk leen ci terrain boobu. est-ce que. foofu lañ koy gën a respecté. moo tax man la dafa am benn dichotomie. entre dirigeants yi nga xam ne surtout ñoo yore wàllu diine ji wàllu politique beeg yeneen ak yeneen. ak le peuple. léegi nag fossé boobu am ci diggante bi. dafa am benn forme de communication boo leen war a réconcilier. malheureusement pour la jeunesse am na loo xam ne mënatuñ koo dégg parce que mutation yi di am. ak tas yaakaar yi yàkkeeku. xam nga liñ yaakaaroon gisuñu ko. jafe-jafe yi di gën a yokku. ak ñi nga xam ne dañoo nekk ci seen donkaasi gi. yaakaar ne ñee dañ leen di déglu rek àddina dox. mais un jour y aura un jour où par exemple tendance bi day renversé wu. moo tax léegi kenn déglootul kenn. léegi wala boog li ñuy déglu dañ lay déglu momentanément wala circonstanciellement. benn xew-xewu dina am. kilifa jëw wax bu jaar ci nopp bi génn fii ku nekk dem yoonam. alors que wax bi. tappe bi mu doon tappe ci xolu ñi ko doon déglu. li tax ba mënatul a accès ci xolu nit ñi ñu appliquer ko. y a am na deux points. mooy bu njëkk bi mooy kiy wax. kon li muy wax war na changer waxin ndax du lii mu daan wax ci jamono laajatu ko. wala ki koy déglu war nañ ko wax yaay kan. ci penc mi ba pare. donc loolu mooy fossé bi. moo tax li ngay wax nii lu am solo la. da ngay gis sax léegi kilifa gu wax léegi daaneelagul. bala moom a 30 secondes nga gis ci kii bi koo ko commenté na waaye kii day wax rek. parce que comme yow li muy wax concerné wu. te li gën a graaw oustaz nga baal ma mooy justement ki wax day wax rek. oui moom boo demee ca YouTube ba mooy ëpp vue kilifa ba daan wax. waaw mais xam nga lu tax déggoo ma de kilifa bi wax na lu am solo par exemple nga am ku ko dag jël ci extrait rek ne kilifa bi waaye lii day wax rek et cetera mais day wax rek boobu noonu mooy jëli ay millions de vues. waaw mais xam nga am réew bu ñu demee ba ñëpp am jot. doy na waar réew ma doxatul. xam nga waaw. doy na waar économie li koy doxal maanaam yow message yi ngay wax nii yëpp yi am solo boo demee ci plateforme yi moo tax li nga wax am solo mooy maanaam mutation boobu noonu boo demee ci plateforme yi jamono yii nii tendance yi nekk ca kaw yi ñuy gën a xool wala yi ñuy gën a déglu yooyu yëpp message yooyu bokku ci. ku sa yaakaar te pourtant message yooyu waroon jiitu. xam nga bu sa yaakaar yàkkee ko nga am jot amoo loo def da ngay déglu détail. waaw te wax naa la fii ñiy déglu détail ce sont des détaillants. léegi nag détaillants yooyu nga xam ne ñoo nekk ci biir penc mi ñoom. lii mën a dundal seen roo. amatul l'islam amatul beneen diine bu leen mën a nampal pour ñu mën a namp ca loolu. léegi la leen di nampal mooy fait divers. mais léegi gannaaw détaillant yooyu tamit. nga bëgg ko nga bañ ko ci askan wi la ñu bokk. oui naka la ñuy def pour forme de mutation yooyu nga tudd. kilifa yi par rapport ak seen message parce que détaillant yooyu kat danoo commencé di gën di bëri di multiplier wu. léegi naka la ñuy def pour fekk si yooyee détaillant tamit. parce que sinon. effectivement ñi nekk en forme de mutation là ñu ngay gën di bëri de. waaw mais loolu wax moo tax ma loolu dafa laaj une volonté politique forte boo xam ne bii mooy mën a parer loolu te loolu du politiciens yi rek wala boog état bi ak yooyu koy def mais loolu askan wi yëpp et ñi nga xam ne tam dañu yor ay kaddu yoo xam ne bu ñu waxee ñu déglu leen ñoom tam dañ ci am rôle parce que nag koo xam ne kii mbiru nit ñi yitteelu la daanaka mbiru yàlla mën na laa bañ a yitteel. loolu borom xam-xam yëpp d'accord nañ ko. koo xam ne kii yow mbiru askan wi yitteelu la. sa bopp rek la yitteel. daanaka mbiru yàlla sax mën na laa bañ a yitteel. parce que askan wi. moom mooy yàlla mooy léppay moom. maanaam loo làmb yàlla rek daj ko ca loola. moo tax ñuy wax naan laata sabu dëhra fa inna laa huwa dëhru. maanaam bul ŋaññi àddina. ndax yàlla ci boppam mooy àddina. léegi nag àddina dañ koy doxal. waaye bu ñu koy doxal itam dañ koy ay àddina. jaan juy dox la ju dëng. waaw. moom dox àddina dafa nekk jaan buy dox. te dox bu jubul. day jaan oustaz nag jaan nag buy dox ni lay kii wér. day zigzag waaw mooy tax jubul. lu tax nekkul droit ligne droite rek. quand même waaw c'est vrai que jaan mënoon na jub rek xocc. waaw doxam. waaw dem yoonam. bi la yoolay waaye léegi nag comme dafa dëng. waaw àddina nag doxiinu jaan bu dëng la léegi nag yaay xool fi nga koy kar ak bu jëmee nii nga jëm ko kii karaat ko. c'est que am naa benn système bu baax boo xam ne nee na ma chaque jour daal il faut noo def ma jëlee dara ci oustaz Maodo Faye daal man daal bu ma ko dégloo rek noo def mu cabaxal ma loo xam ne effectivement psychologiquement dafay xóot trop oustaz yow doo sociologue.
non pas du tout. wala psychologue wala genre yooyu. Non pas du tout, loin de là. J'ai lu énormément de livres qui parlent de la sociologie et tout. Machallah. Mais nekkul sama domaine nag wax dëgg yàlla. Mais j'en ai lu quelques documents. wala philosophe wala affaire yi. parce que oustaz Samit yi ngay des fois fi ngay fël ci boppam mooy graaw. non philosophie bi ma doon def terminal amoon naa ci ay këfin daal. ndeysaan xawoon naa cee kii. ndeysaan mais bon nekkul loo xam ne danaa lire nag yu bëree bëri ay Nietzsche. damay lire Nietzsche lire ay Karl Marx fii. ay Althusser gaañu na at yële ñu génn c'est un français. ay kon yow da nga bëgg lecture oustaz. Emmanuel Kant waaw. macha allah muy wax ne raison mooy daanaka mooy base lu bëree bëri. j'espère que yaa ngi lire sunu ay littéraire aussi fii sunu ay écrivain fii. waaw. tamit ay Marx et tout ça. c'est très beau mais nag quand même mais ku mel ne par exemple Rousseau. man nga jël le contrat social par exemple. quand tu lis le contrat social. yor naa ko sama kër. très bien yooyu yëpp baax na oustaz man j'ai plein de livres chez moi. mais quand même yaa ngi lire sunu ay kii fii j'espère. voilà parce que man yi nga may limal nii yëpp yor naa ko sama kër. mais je lis Serranta. voilà tout ce qu'il a écrit c'est pas tout mais am na yu bëree bëri boo maa ngi koy lire ci wàllu civilisation ak nègre yi demee noonu. li mu wax ci négritude différence bi mu ci amoon ak Senghor. n'est-ce pas et tout cela. alors léegi àddina nag mooy li nga xamee ne doxeenu jaan bu dëng la boo xam ne bii ña nekk ci biir àddina ba ñoo mën a orienter le serpent. mais comment l'orienter foofu la problème bi nekk nag léegi volonté boobu nga xamee ne askan wi yëpp kenn ku nekk da nga war a indi sa partition nga ñëw def ko ci mbir mi. foofu la bant bi damoo nag. ndax dañoo nekk ci réew moo xam ne mii. ñaar moo tax société bi am lu dog ci diggante bi. muy ban ak ban mooy Sénégal gi nga xam ne daanooy nepp ñoom ña nga ci seen donkaasi gi. ak Sénégal gi nga xam ne bu ñu añee duñu reer. léegi naka la noo def ba ñaari Sénégal yooyu daal di fekkante nekk benn Sénégal. lu mën a ne la mooy ñu wàññi bëggee. waaw ñu wàññi bëggee wàññi dajale alal ci sa ñaqu moroom pour wane ne maa fi am lii. oustaz bëggee mooy. bëggee mooy koo xam ne kii loo am du doy yow ko amul sa yoon newul ci moom. da ngay gën a dool alheekumu takaasuru hatta surtumul maqaabir. koo xam ne kii tey lu mu am ëllëg tey bu liggéey mu ne naa ca yokk nangam. immeuble bee damaa ko ma waaye nanga waaye fàtte na ne askan wi am na koo xam ne kii amul néegu ñax bu mu fanaane donc nag léegi nu ñuy def ba équilibrer loolu volonté politique bi mu laaj mooy il faut ñu changer système bi. waaw léegi yow da ngaa wax ci xam nga da ngaa lim ñaari côté nga ne ñi ci kaw ñi ci suuf mën a la naka la noo def ba nu daje léegi lim nga ñi ci ñi ci kaw naka la noo war a def ba bëggee ba ngay tudd noonu ñu wàññi ko te gën a gestu askan wi wante it waxoo ma askan wi ci boppam côté it nan la war a def ba fekk ji ca kaw. boobu moo gën a yomb waaye du mën a ne. maanaam ñooñu li ñu leen di dénk mooy fu nekk ci tuur seen aw ñaq lañ mën a seen kéemtalaayal kattan ñu def ko. te bañ a yaakaar ñee te yaakaar yàlla. parce que ñee moom duñ leen mas a fekk si mukk ndax ñi seen ñàkk gi mooy tax ñee feeñ. c'est-à-dire que ñoom seen situation bi nekk. mooy propulser mooy wone seen opulence ñële. d'accord et pourtant ça aurait dû être le contraire. parce que ñële dañoo waroon fekk si ñi ci suuf pour yéegal leen ca kaw. inégalité sociale yooyu am nag. la dégg naa chef de l'État mu koy jéem a corriger naan waaw inégalité yi. il faut ñu jéem a xool nangam ak loolu. du ay wax du ay discours. yooyu yu ñuy appliquer la. yooyu dafay am yooyu tere. am yooyu dindi am yoo fiy sampaat. wante nag Sénégal application jafe na fi torop nag oustaz. mais on parle trop et on réalise peu. tout à fait nga noo ko waxee oustaz nga ne on. parle trop et on réalise peu. déggal loolu. waaw waay cela veut tout dire. jërëjëfati merci beaucoup oustaz Maodo Faye amatina solo na muy amee solo saa su ne war na noo mën a dem ca WhatsApp ba de ah. waaw aywa ñu dem. bu ngeen bëggee bokk ci bile émission jokkoo ak Nicolas wala Maodo Faye mën ngeen yónnee seen message wala woote ci numéro WhatsApp bile di 77 959 51 53 77 959 51 53. Nicolas siyaar naa la oustaz Maodo siyaar naa la naka yi tey ça va yéen a ngi ci jàmm oustaz Maodo man ne dama amoon benn laaj boo xamante ne dama amoon doom daal di jamono yu yàggee mais dafa mujjee gaañu mais maag sama mag moom ñoo àndoon dem suuli ko mais depuis boobu laa fa gëj dama xamul nag ba xam dama ko war di ñaanal su ma jullee parce que man dama jàpp ne tout tànk la rek jarul ñaanal wala jar na ñaanal loolu laa doom laaj.
jërëjëf mbokk mi ci WhatsApp bi oustaz dégg nga laaj bi tout tànk bu ñàkk bakkenam d'ailleurs damay profité ci occasion bi parce que Mamadou Ndoye Bane bu RFM ci week-end bi ñu génn moom itam dafa ñàkk doomam te mu dippee woon ko sunu yaay Degen Chimère Diallo ñu koy jaale du noonu oustaz la ñuy wax voilà ñu ngi koy jaale kon c'est voilà un peu même situation bi moom la mbokk mi dund di laajte ndax kon bébé boobu génn àdduna dañ koy ñaanal comme ni ñuy def en temps normal wala wax xam nga yooyu wax yu bari dañ cee génn moo tax bu ñu doon wax borom xam-xam yi ci wax yépp day xaw a takku mais gis nga ab julit moom lu mu tuuti bu faatoo nañ ko defal yi fu jullit am na xale yu ndaw yoo xam ne dañuy faatu ñu jullee leen ñu jullee leen gis am na ci benn réewu naar arab boo xam ne bii ban fa defee bombardement ay xale yu tuuti faatu fa yoo xam ne daanaka amuñu juróomi at ñoom ñëpp dañ leen a rangale jullee leen jox leen seen borom xëy na nag am na nag ay yeneen version yi ci génn yow mal xiyaam ñoom ca lee la ñuy nekk sa doom jooju ba liggéey lii la lay féete fee la lay féete parce que amagul bàkkaar waaye lépp nag dañ koy laxas teg ko ci loxo yàlla waaye doom moom nga ñaanal ko ñaan gi sax mën naa nekk balu bondaas del siwaat ci yow ndax ñaan ci boppam dafa nekk ngànnaayu julit est-ce que xam nga ni Nicolas booy ñaanal nit ki yaa ngi ñaanalaale sa bopp waaw parce que yi ngay wax sa làmmiñ lay génne même booy wax naan yàlla maa ngi lay ñaan nga jéggal diw allahuma ixfir lahu par exemple ñaan gi ngay ñaan yàlla di wax ne yàlla na nga jéggal nangam yaa ngi jox yàlla cër xam ne moom rek moo mën a maye kon yow yaa ngi dem ci tawxiid kon donc mu koy ñaanal moo gën waaw donte am na sax beneen xam-xam yi ne ñoom après dañuy am fu ñuy nekk dañuy dem nangam ak nangam waaye ñaan gi dafay waajib ci ab jullit rek ndax bu doon loolu kon ku faatu bu amul yenn at yi am na ñu faatu amagul bàkkaar ay juróom-benn at juróom-ñeenti at mais dañ leen di jullee te jullee ñaanal néew la léegi oustaz boo amee bébé maanaam aussi mu defagul semaine maanaam am na nag ñu wax ne am na ñu wax ñoom dañuy kii ay bis ñu génn daal di laxas ndànk rek daal di génn dem suuli ko am na ñu koy def d'accord loolu choix la mais sama laaj mooy boo amee bébé defagul une semaine parce que c'est au bout d'une semaine la ñuy def ngénte bi maanaam tudd bi tuddaguñu mu faatu ci diggante bi donc boo dee ñaan normalement tur bi ngay utiliser pour gën ko ñaanal wala non non xam nga loolu laa la wax ne la am na ñoo xam ni bu ñu juddoo wuji seen borom dañ leen di denc noonu rek mu jeex tàkk léegi nag yow xam nga ñaan moom mën nga tudd nit mais ñaan mën nga koo def te doo tudd nit waaw man tey jii su ma ne woon tey yàlla na ko yàlla yërëm yàlla dana xam ki may waxal waaw xam nga parce que ngay waxal mu ngi saxel quand même waaw xam nga man te gannaaw suñu borom ma ngi gis lépp mu ngi dégg lépp xam lépp léegi yow doom ji même bu doon tuddoo ko ci waxin rek nga ne faatu na da nga bàyyi xëy suba daan ne yàlla na ko yàlla yërëm yàlla dana xam ne xale bi ngay waxal parce que ñaan moom tudd tur ak bañ a tudd tur jëriñu ci dara kon ay parce que ñaan da nga koo ñaanal rek waaw loolu daf may yóbbu ci beneen laaj encore parce que yéene rek moo am solo mais am na nag ñoo xam ne ñoom bu leen loolu dalee dañ koy laxas rek comme ni très bien oustaz da nga ma yóbbu ci beneen laaj ñi am na ñoo xam ne d'habitude dañuy faral di bëgg di fësal yéene bi par rapport ak tur bi wala kii et cetera kon loolu ce n'est pas une obligation ndax comme ni nga ko waxee kon suñu borom de toutes les façons nga tudd nit keek nga ñàkk ko tudd moom xam na ki ne sa xel waaw boo ko fasee xam nga yéene lu fa am lu ñu tudde ak niya mooy maanaam nga am dara fas ko ci sa xol par exemple boo doon ñaanal tey benn kilifa diine far nga fàtte tur waaye bi nga toogee yore sa kurus sa xel sa jëmm ak sa xel ak sa xalaat yépp nga ci moom nga ni yàlla allahuma ixfir lahu xam nga allahuma ixfir lahu mooy yàlla na ko sunu borom jéggal ba léegi tuddoo turam waaye ñaan gi dem na mais pourtant tuddoo turam bu la waxoon nga ne allahuma ixfir demba wala samba waaye boo nee lahu damir jooju dafay remplacer waa ji waaye tuddoo nag njaga wala mataar moo tax ma ne la boo jaaree ci pronom bi bañ koo tudd baax na soo jaaree ci turam baax na même yéene daal ne tey bu ma ne woon bu ma toogoon di xalaat ba mu yàgg ma daal ne nawet bi di ñëw day toolu bàyyi diw tudd ma nag diw ma ne waa dëkk sàngam day yàlla seen nawet naata ñaanal naa ñëpp te tudd ma leen nga ne nawet bi di ñëw dëkk sàngam maa ngi ñaan suñu borom mu naatal foofee nawet bi waaw léegi loolu xam nga lu muy firi mooy ñaanal naa waa dëkk ba waaw ci naataange te tudd ma dem ba wala samba ndeysaan kon oustaz nag nañu profité ñaanal waa suñu mbokk dëkk yooyu Sénégal gépp waaw Sénégal gi yëpp nawet bi weesu na day noonu n'est-ce pas waaw léegi kon mbay mi ñu ñaanal leen bu baax a baax ñu voilà suñu naka lañ koy waxee oustaz da nga ciy jàpp nag naka lañ leen di ñaanalee pour que mbay mi vraiment cette année mu doon waaw li ñu bay bari na ñu muuruloo ko joxe génne ci azaka
Voilà. su ko defee ñuy ñaan nawet bi di ñëw itam. ñoom it ñu fàgguwaale jiwu. bañ a wékku ci kenn. xolli seen gerte denc ko bu bët sebee ñu bayaat yàlla naatal ko. am na solo loolu la donc ko li xale bi wax ñaari ay version yu bëree bëri dañ cee génn. moo tax ma laal ci fenn fu ne am na ñoo xam ñoom. yu mel noonu bu amee. dañ koy jébbal seen borom rek daal di wakkirlu ci yàlla. am na ñoo xam ne lu mu gàtt gàtt daañu ko ñaanal yóbbu ko am na ay wax yu ci am. ok am na solo ñu dem ca ñaareel ba ca WhatsApp. salaamaaleykum Oustaz Maodo Faye yaa Nicolas ziar naa lu baax a baax waaw mu amoon rek benn tontu boo tontu woon ci keroog ci mbirum ndono li maanaam ci diggante ku góor ku takk ku nekkul jullit waaw mu xam a jaaxal tuuti daal parce que man jàpp naa ne koo xam naa ne kii su ma deewee du ma donn bu deewee man du ma ko ñaanal pour man kooku du yoon nga ko war a takk wax sama xalaat la nag wax deuxième chose bu dee yàlla moo ne am na droit nga takk du jullit te moom du la doon fan la ko wax ci alxuraan. ok merci maa ngi lay gërëm di la sant. jërëjëfati mbokk mi. tontu woon naa ko semaine passée question bi dafa ñëwaat. waaw mbokk mi ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm donc ñaan gi day dellu si waata mooy ñaan gi ñuy wax noonu man foofu laa bëgg accentuer wu sax mooy maanaam kii génn àdduna te bokku leen diine te mu nekkoon sa soxna wala sa jëkkër. wax ju bari ci am foofu nga war koo ñaanal. waaw foofu wax yu bari am mais damay fàttali ñi ñuy déglu ne laaj bi semaine ba la ñu gën a jaaroon na fi. xam naa ki doon rocc laaj yi moo ko dugalaat wala mu xamu ci dara. mais kii tontu woon nañ ko ba noppi daañu ko tontuwaat itam incha allah. xam nga ci yonent yàlla Ibrahim kooku loolu beneen mbir la ci ñaanam gaag digganteem ak baayam Azar am na ñu ne baayam la am na ñu ne du baayam. ba mu koy woo ca benn lu yàlla ga mu lànk na ko du ma ñëw ca la ma gëm la ca alxuraan addu ca. am na ci ñoo xam ñi nga ñaan leen la nga bañ leen a ñaanal yépp itam mooy loolu beneen bi ci tegu mooy nit ki su fekkente ne yow philosophie bi ngay doxal ci wàllu diine gëmu ko nan nga ko ci mën a ñaanale non maanaam ki nga xam ne yow boo nee da ngay julli moom mu ne du julli nga ne woor mu ne sama yoon newu ci parce que gaw ma seen yonent bi nga xamee ne moom la yàlla yónni ci yéen kooku wax dëgg yàlla boo koy ñaanal xanaa nga am sa yéene sunu borom yërëm ko yaa xam la ngay fas ca sa xol loolu lañ ko bàyyi xel beneen bi ci tegu tamit mooy ci wàllu sëy parce que sëy dafa nekk loo xam ne lii foofu nag la werante yu baree nag ci est-ce que bu kiyee da nga koy kii parce que ki nga takk ba pare da nga koy ñaanal wala doo ko ñaanal boroom xam-xam yi dikk nañ ci ay fànn yu baree bari mais ki nga xam ne ñun suñu diine li ñu ci yonent bi jàngal te wala ba ci saaba yi ba ci taabiina boroom xam-xam yi dugg ko ba fii ñu toll nii mooy waa ahlul kitaab am nañu sañ-sañu takk ci ñoom mooy ki nga xamee ne am na diine araamul ci jullit bi mu sëy ak moom am diine nag mooy koo xam ne kii yàlla yónnee na ci moom ab yonent bu amaale téere moom lañ tuddee ahlul kitaab loolu araamul ci suñu diggante ñu sëy surtout léegi nag interprétation bi fi mu am te loolu nag foofu la coow lu jógee mooy jullit bi am na sañ-sañu takk chrétienne bi mais le contraire n'est pas du tout accepté foofu nag ñi dafa am ñu ne waaw am na ñu ne déet am na ñoo xam ñi man gis naa ñu défendre beneen thèse bi ne naturellement kooku itam war na ko mën a takk mais loolu comme ay nit a ko commenté nañ ko teg na le mais léegi nag ci l'islam nag moom bi ma njëkk a wax léegi nga xam ne moom mooy daal am na nga sañ-sañu takk ca waaye bii moom gënta lëng ca côté bële loolu la ñuy dund léegi nag ñaan moom yàllaa koy nangu am na koo war a ñaanal waaye nag ki nga war a ñaanal nag yàlla dogal tamit mooy la ngay ñaan mu nekk affaire am su nekkul affaire am boo ko ci ñaanalee bon loolu nag yàlla ci loxo yàlla la nekk am na solo jërëjëfati oustaz Maodo Faye ñu dem ci ñetteel ba ca WhatsApp. salaamaaleykum waa ci Dégrem maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ñaan jàmm li ngeen def yor bi de moom macha allah am na solo trop waaw Maodo Faye maa ngi lay nuyu di jël yi tamit maa ngi lay nuyu di la wax affaire bi nga génnee daal am na solo trop man daal dafa am lu ma doon laaj Maodo Faye damaa dégg ñu ne koo xam ne am nga béy di ko yar borom béy du dem àjjana bëgg naa koo xam deuxième question bi mooy Maodo Faye bëgg naa xam fan la jànge wolof ndax dégg naa Louga la dëkk kon sama mbokkum Louga la mais daal wolofam daal set gi mu set ak leer gi mu leer man jaaxal na ma ndax damay déglu ñu bari ci seen wolof mais moom daal wolofam daal neex na ma trop waaw bu lee ma dégg mu ni fajar cuuy loolu daal am na solo trop mais maa ngi nuyu waa si Dégrem yëpp di kontaan si yéen te fi ngeen jàpp daal foofu la salaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulah oustaz kon yow da ngay faral di wax fajar cuuy. moom koy moom tubarkàlla moom koy macha allah
mais suma papa jooju maa ngi koy ziare bu baax a baax a baax. dama cee bëri papa rek xam nga man nag. sumay xarit yëpp oustaz man aw xaritu jeune. waaw yow ay xaritu paa ak mère rek la ak sëriñ si waaw. billaahi man kon suma ñoom ñooy suma ay xarit. donc maa ngi koy ziar parce que ñoom itam voilà dañoo bëri lool macha allah di ñu déglu ñu leen di ñaanal suñu borom sàmm leen sàmm njaboot gi. kon oustaz dégg nga laaj bi. waaw loolu moom bu fekkoon te ni damay gore ci sama wax loolu dama naan ko amul wax jooju amul. ku yar bay doo dem àjjana. doo dem àjjana. loolu moom kon yonent bi dem àjjana. ndax li mu doon sàmm ay béy nga ca woon. waaw yonent bi sàmm na ay xare ki béy di. waaw ci jamono yi nga xamee ne ay giléem da daan am ci arab yi. waaw jur gi gënoon a bari foofu le mooy xar. ak i béy ak xeetu giléem. waaw amoon na nag ay ximaar. moom la ñu tuddee ay mbaam sëf yeeg yu demee noonu. yooyu it bokkoon na ci seen i kii. arab yi boo seetloo seen yaru nag ak yooyu. tox ko néew mu amul de. waaye tox ko woon a foor lool. lu demee ne xar yi daal ak béy yeeg ay giléem ak yooyu. loolu moom ràññi woon nañ ko fa lool. te amul benn loo xam ne lii jullit bi dagan na ci moom mu lekk ko maanaam xar xam nga dafa dagan ci jullit. nga tabaski nga rey xar kenn du ci wax dara. yàpp xar dagan na. yàpp bëy dagan na. benn nag bàyyi ma bu lislaam ne dagan na. ci jullit bi mu lekk ko ba pare mu ne ko boo ko yaree safara nga jëm loolu amul. est-ce que di nga wax di. waaw. xar dafa dagan. kenn werantewu ko. bëy dafa dagan nag dafa dagan. ñu ne la ñett yi de mën nga ko lekk waaye boo ko yaree da ngay dem safara. loolu amul benn téere bu ko. kon wax jooju fu mu jógee kon. ay waxi wolof rek ay waxi aada boo defee lii boo laalee fii nangam aada ji bul jaar fii boo defee lii petax ma nangam ak i nangam. waaw yooyu rek la de ay affaire xuraafaat yi rek. waaw affaire aada la mais du yàlla du yonent bi. waaye yow aw yar bëy lu mu yóbbu ni safara waaye seetaan leen wax ji sax wax ji moom daa xaw a xoromu di waay ji. te béykat li muy ñàkk fayda yàlla ko bind. mais quand même. waaw mais aw béy la et puis ak am njëriñ nag tamit. waaye meewum béy baax na. yàpp béy am nañ dibiteri yu jaay. mais quand même. dégg nga sax amul cholestérol. waaw gis nga loolu waaw léegi ñu koy lekk nga ne da lay bëgg. allahumma salli ala sayyidina Muhammad. allahumma salli ala sayyidina Muhammad. subhanallah. loolu moom ay waxu. waaw ay waxu yooyu gars yi ñoom tànjaa juuf yee koy wax rek. juufeen yi xam naa ne sëñ Sam Bousso bëgg na ci loolu ndax fa muy toog lay toog di ree. bu ko defee sëñ Sam Bousso kat war naa ree parce que bu ñu toogee rek mu ne ma bilaay walaay Maodo wax na dëgg. aw bëy dem safara. waaw quand même kon ne naar yu bëree bëri gis ma man de dama xam te naar yor ay bëy. macha allah waaw léegi nag wax na benn wax boo xam ne bii bon lu tax wolof man sax daanaka samay wolof léegi dama ko daan waxeetu mu ko dama cee j'ai mis un peu d'eau. xaw naa ko atténuer ci bisaab bi. waaw ci bisaab bi parce que dafa am wolof yoo xam ni boo koy wax fii moom. yéen booy Ndakaar yi di ngeen ko dégg. quand même. waaw bi ma nekkee nostalgie dama daan defee xabaaru wolof. teggi naa sama tànk tuuti. déedéet oustaz nag ñun nag jeune tey yi nag dañoo bëgg nga delloowaat sa tànk foofu nag. kon yow bu ma waxee fii wolof. waaw xam nga wax naa fi ay cër. wax ko ci àll bi. wax ko ci mbay mi. wax ko ci dëkkin yi. wax ko ci fofal naaw yeeg. galli gaa yi tiim leen. leen galli tooke. daamar yi nga xam ne mooy Dakar dem dëkk yi nga xam ne dañuy gëweelu. waaw gëweelu xam nga mooy lan. waaw luy gëweelu. luy gëweelu. mooy fu ne nga dugg fa jàdd ci koñ bi braqué fii arrêt car bu ne nga taxaw fa loolu mooy gëweelu. oustaz xam nga est-ce que xam nga nan laa def. noo def xam nga sunu waxtu wi léegi sunu borom dogal na dafa xat. gis nga ne waxtu bi jot na. waaw WhatsApp beeg milliers de personnes yeeg. reportage yeeg et cetera. est-ce que du ma créer benn géewu nu mu tuddati baatu olof tuuti ci beneen ci diggante 10h ak 11h bi xam naa loolu bu ma la ko ñaanee di nga ma ko may. waaw bu ko defee chaque jour rek. ma ñëw indi la benn baat ne la oustaz Maodo lii lu mu tekki. waaw amul problème ci 5 minutes rek nga tekki. amul benn problème. oustaz nag yaa ngi nee naa la jeune tey yi dana koo soxla. léegi boo waxee benn baatu olof bu ñu xamul bu ma man suma mbokk man ak sumay maas xamuñu ko. mais dañuy intéressé ñu xam justement qu'est-ce que cela signifie. oui loolu kay d'accord naa ci waaw mais wolof yooyu moom ñun ñëpp dañ ci war a dellu. ndax itam ndax nag nun ay kaddu googu dafa yaatu ci réew mi. quand même te kilifa yu bëree bëri te gis nga ñuy politique ak a ñoo muus. bu ñu def campagne électorale. fa wolof la ñuy wax. ak a ñoo muus. mbokk yi xam waxoon naa leen ko. naga ni daaw bi ma fi jaaree. xam nga waa ji la waxoon. lu tax waxuñu français. waaw te après bu noo def discours noonu. mais parce que officiellement ils parlent français mais ils savent que la majorité ne parle pas français. quand même mais oustaz maa ngi lay sant bu baax. maa ngi lay gërëm bu baax rawatina ci baatu olof yooyee am solo lool. oustaz est-ce que mën nga wax benn phrase bu gudd. te doo ci teg benn mot tubaab nag. ak ma ko man. waaw. oustaz mën nga loolu. sippi ma ca sañu xuur ni ron meññ ren ca sañu xuur ren ron rey nit ci ron lal. Moodu. neewoon naa la marax gi jot na sama duut gii mi ngi riisu sama permis dottal ma ko ci wudd bi balaa marax jee maase ana baatu tubaab ba
doo bàyyi loolu. sas baax na mën naa ko fii ba suba. wallaahi non baax na. baax na léegi li ca des. baatu olof a ngi ñëw 2021 ci ndekki li. jeex na tàkk oustaz damay profité juste ci occasion bi message yi dañoo bëri mais bii daf ma ci intéressé particulièrement muy sunu confrère bu nekk Sud Quotidien ñu koy félicité bu baax a baax waaw dafa defoon benn enquête sur les tracasseries administratives et policières sur le corridor Ziguinchor-Bissau et boobee enquête a été primé meilleur article presse écrite lors de la 3e édition du prix Eticom. Meilleur journaliste 2020 kon mu ngi nekk Sud Quotidien Sud daal macha allah yéen quoi alhamdulilah merci beaucoup Nando Cabral Gomis Sud Quotidien di ko félicité waay oustaz nag Sud yéen rédaction Sud Quotidien Sud FM moom yéen macha allah de yéen saa bu ñu defee compétition internationale ngeen gagné parce que dañuy liggéey du ngeen bàyyi ñeneen ñi gagné tuuti non xam nga nag yow tamit yéen journaliste yi yëpp à chaque fois yéenay jël paie xam nga li nga wax des fois bu ngeen bokkul ci compétition yi ngeen xajal ñeneen ñi daal di jël paie yow wax nga ko sax léegi nee nga léegi am na ñoo xam ñoom détail rek moo leen intéressé quand même fa la mbay ma nekk quand même mais ñi bëgg a dégg dëgg bëgg a dégg lu leen jariñ xabaar yu wóor te wér mais première radio de l'information quand même c'est ici là quand même c'est indiscutable nit yi kat kenn moomu leen nag ku bëgg lu baax xam nga fa nga jëm kon Oustaz Maodo jërëjëf yow sa émission bii ngay defal nii bii nii ay centaine de mais maa la ko wax ñi bëgg lu baax a ngi fi kon nag jéena jërëjëfati merci beaucoup Oustaz Maodo Faye waxtaan bi amati na solo na muy amee solo saa su ne seen i message yi ci réseaux sociaux yi nag bëri na maa ngi leen ci sant di leen ci gërëm waxtu bi danoo dab ñu ngi sant di gërëm sponsor yi leen gunge ndox waalo bégg naa la bu baax a baax ndox mu sell boobee ak yeneen sponsor yëpp danaa ci dikk bu ëllëgee inchallah di féliciter waa Sud Quotidien encore une fois pour ce prix de meilleur journaliste 2020 Nando félicitations et salut à toute la rédaction grand Abdoulaye Thiam maa ngi lay béggee bu baax a baax nuyul ma rédaction Sud Quotidien yëpp machallah Sud FM kontaan nañ ci yéen également ndax Sud FM fu mu amee ndam saa su ne Sud Quotidien am fa ndam et vice versa merci beaucoup au groupe Sud Communication jërë ngeen jëfati bonne journée bon appétit 12h la grande édition en français 13h le wolof 14h vous serez avec Abdoulaziz Coulibaly pour le meilleur de la musique internationale d'ici là n'oubliez jamais viser la lune tàllal leen loxo yi ñaan gàngoog bismillah ba suba ak jàmm ci darajay xadiis yonent bi ci darajay salaatul fatih ci darajay malaikatul muqarrabin ci darajay aqtaab yi ci daraja afraad yi ci daraja awliyaa urrahman ci daraja ay yi ak masaayix yi yàlla may nu jàmm ju mat sëkk may nu dund bu mat sëkk may nu ndox mu mat sëkk may nu teranga bu mat sëkk may nu jàmm ju mat sëkk may nu pàcc yaakaar ju mat sëkk may nu wér gu mat sëkk may nu wérle gu mat sëkk may nu dund gu mat sëkk may nu dundle gu mat sëkk yàlla defal nu ko ndax yomb na yàlla jigéen ñi